Assalamualaikum Sinja, assalamualaikum Mbour, assalamualaikum Thiès, assalamualaikum Sénégal. waaw ñoo ngi dikkaat rek ci jàngatu situation politique Sinja leen wax ne gëjoon nañ def ay sortie di te jot bi taxoon ak fête yi d'ailleurs di souhaiter suñu mbokku chrétien yëpp bonne et heureuse année di leen wax ne rek yàlla na ko yàlla def atum jàmm ak salaam atum wér-gu-yaram atum santé. waaw bu ñu jógee ci loolu ñu souhaiter àdduna bi yépp nag bonne et heureuse année di wax rek te tey vidéo bi du gudd parce que dañoo jógee ci préparer benn live boo xamante ni dafay jëm ci activiste yi ak affaire panafricanisme mais mënuñu bañ a wax ci situation Sinja donc ñu continuer à partir de live ba la ñu weesu ñu def suite bi ndax waxoon nañu lu bari ci Mamadou Faye le directeur de Petrosen leeraloon nañu nag lu tax Mamadou Faye ñuy topp ay mbiram parce que ñun jàpp nañ ne ku ñu war a càmbar la ku ñu war a topp la ndax dafa résumé lu bari Sinja mais n'empêche dañuy wax ne suñuy jàngat ba ci biir opposition bi di ci kaw Thierno Diagne lépp lu ñu jàpp ne buñ ko waxee askan bi déglu ko mën ci sukkandiku def tànneefam pour ki koy jiite ëllëg ñun dinañ leeralal lépp incha allah mais nag lépp ci cadre politique nag waaw donc bu ñu bëri woon nañ ñu wax pourquoi Mamadou Faye pourquoi nangam mais juste pour dire que Mamadou Faye ñun jàppewuñu ko opposant d'ailleurs man j'en profite pour dire ma position man sama position personnelle bi ma engagé parce que déjà waxoon naa leen ne man je ne suis pas un militant de Gëm Sa Bopp. Nous sommes en coalition avec Gëm Sa Bopp pour élection locale Sinja mais man en tout cas bokkuma Gëm Sa Bopp te bés bu ma demoon ba fay bokk dinaa assumer je suis libre voilà mais pour être clair dama porter sama choix si Gëm Sa Bopp ak man ñi may àndal pourquoi je vais vous expliquer tey boo xoolee ci géewu politique gu Sinja man en tant qu'opposant bi d'accordul ak APR gëstu et APR dugg APR gëstu politique gu APR envers le Sénégal nekk nag ci opposition bi fas yéene contre politique gu Benno Bokk Yaakaar parce que APR moo ko jiite mais su ma ñëwee ci élection locale lu toll ni Sinja ma gis ne Mamadou Faye APR la bokk mu créé coalition Thierno Diagne parti socialiste la bu bokk Benno Bokk Yaakaar Hamadou Sow Guillaume parti socialiste la bokk yàgg-yàgg Benno Bokk Yaakaar lay fekk ji parce que parti socialiste ku leen xam ne voilà xool Makumba Faye effectivement Benno Bokk Yaakaar xool Seybatou Sène xam ne réew mi la bokk parce que Seybatou bi mu génnee réew mi ba léegi il n'a pas dit que génn na réew mi dafa ne day dem candidat solo il avait le droit de dem mais Seybatou leeralu ñu ne génn na réew mi te réew mi bokkoon ci loo xam ne ñun dañu ànd ak moom def campagne contre Macky Sall ci présidentielle bi dernière minute Idrissa Seck dem ànd ak Macky Sall kon moom su desee biir parti Idrissa Seck ba léegi man damay jàpp ne moom candidat Benno Bokk Yaakaar la bu demee parallèlement parce que ba tey nii pour un homme libre ku libre xam ne libre nga am nga liberté war nga mun a taxaw ne bokk naa fii wala bokkuma fii mais su ko deful tamit te mu am ci droit présenté wu candidat bu ko defee man damay xool suma choix xool ñan lay àndal
te dinaa ci ñëw après lu tax man mënuma ànd ak parti bu laal ci ñooñu man dinaa joxe samay raison ok bu ñu jógee ci Saybatu je crois que bu ñu xoolee candidat yu bëri dañuy gis ne ça rime autour de Benno Bokk Yaakaar ak Macky Sall même su fekkee ñoom dinañ leen gëmloo lu bëri mais ku ci falu nii li nga jàpp mooy il faut que nga ranger wu te di ngeen gis ne élection yi bu passé ils seront obligés ñoom dañuy àndaat seen biir parce que bu ñu demee ci intérêt législatif yi foofu amul liste candidat parallèle yu ndaw yi liste yu mag yi ñooy dem donc di ngeen gis ne ñoom ñëpp dañuy ànd ji ci ay liste dem donc fasantewaat ay kóllëre te fekk ci biir ñooñu am na ñu def ay yàqu-yàqu yoo xam ne biir Sindia ñun war nañu jaamaarloo ak ñoom pour jéem a xool nu ñuy ajuster li yàqu Sindia bu boobaa ñoom ñi nga xam ne bu leen yàlla mayee na bu dee yàlla ñoom la wax kii falu maire ci ñoom la bokk di ngeen gis ne ñun on a tourné juste rond mais Sindia avancé wul benn pas sama analyse bu bopp la ci biir loolu j'ai décidé de ne pas ànd ak kenn ci ñoom ak yeneen raison ok donc li gën a tax man localement sama xam-xam bu gàtt man mënuma ànd ak parti au pouvoir li may wax nag il faut savoir que ne man la engagé wul parce que suñu biir coalition am na ay socialiste am na ay apéristes am na ñeneen ku ci nekk am nga droit revendiquer Sindia moo ñu boole dañ tase pour liggéey pour intérêt Sindia donc te jàpp naa ne ñoom ñëpp ku ci nekk am nga say raison lu tax ànduloog beneen parti voilà mais man li ma jàpp mooy man Macky Sall en tant que président de la République en 2018 dafa signé benn décret bu 52 hectares benn exemple laa leen di jox ci ni ma gis na Macky Sall noonu la jàppee Sindia donc falu président defe ne falu maire defe ne boo faloo Macky Sall faale na Sindia wala toppatoo na lu jëm ci Sindia c'est vraiment se tromper c'est-à-dire que ñàkk xam-xam mënul weesu loolu c'est-à-dire que mënul lire entre les lignes mooy gëm loolu au contraire pour man boo bokkee ci pouvoiru Macky Sall nga falu Sindia da ngay gën a delloo Sindia ginnaaw voilà parce que nous savons tous que ñoom ñëpp ñi fi jot a jaar en tout cas ku si jàkkaarloo ak Macky Sall amuloo fitu wax li nga xalaat pour Sindia donc c'est pour ça que nous avons besoin de quelqu'un vraiment koo xamante ne am na fitu taxaw kaas na lii lañ soxla décret bi dinaa leen ko indil parce que suñu prochaine live ci loolu ak ci litige ndomb ak ci lu bëri dinañ ci sukkandiku génnee affaire yu leer yu yéeme yu doy waar ci rôlu ñu fi nekk yu garaaw yoo xamante ni dafay soxla ñu génnee ko fësal ko pour waa Sindia xam vraiment ñan la ñuy fal Macky Sall boo demee Guéréo fu ñuy wax Ndos Macky Sall signé na fa benn décret bu 52 hectares ñu jaay ko benn tubaab bu moom hôtel Baobab ci décret bi booy xool ñoom dañoo juum Somone lañ bind alors que affaire bi Sindia la mais li ci yéeme ci affaire boobu coow li ba mu jógee ñu dem seeti Thierno Diagne wax ak moom mu ne leen foofu amalu ko intérêt amalu ko njëriñ du ci prononcé wu ci maire ki nga xam ne yow la askan bi fal pour bu bëtam xonkee pour bu rongoñam di tuuru nga ñëw taxaw ko nga ne ko loolu amalu la njëriñ pourquoi parce que loolu sa yoon nekku fi mënuloo fa jaay dara sa yoon nekkul ci dara loolu amoo ci dërëm état moo signé donc amoo ci intérêt alors que intérêt population bi moo war a nekk sa intérêt ndax gis nañ ne ndombo déjà dinañ ci ñëwaat parce que bëri na litige trop ndombo intéressé wu nga ci bu baax a baax waaw donc ndombo mënul nekk Guéréo espace bii nekk Guéréo nga ne sa yoon nekku ci loolu nga wax ci biir loolu mu am ay borom kër yoo xam ne seeni maamaati maam ñu ngi jaay ñu ngi bëy ci seeni tool ñi nekk ay nappkat mu nekk loo xam ne tey hectares yooyu tey loolu rek waxuma la koom-koomu Guéréo mais mënoon na yor sax koom-koomu Sindia yépp
am na ay rumeurs yi wax ne waa ji jot na 2 milliards mais man duma ci fondé parce que amuma ci preuve en tout cas li ñuy wax ay milliards te sa doomu dëkk sa askanu dëkk wax ci mën a am ci milliards yooyu tedd ci nekk ci yow defe naa ci loolu nga waroon gën a daw yow Thierno Diagne ndax xam nga ne problème boobu boo ci taxawul wala ñoom ñu jóg taxaw dina durer fanweeri at ñu war a fekkee njëriñam nekkuñu peut-être di dund nii parce que xam nañu litige nguur xam nañu bépp njuuj njaaj bu nguuru Macky Sall def xam nañu lu muy mujjee askan bi su jógul xam nañ ne noonu lay nilee te dara gënul metti nga nekk mag mën a la too sa bopp bi ngay xale nga juddu di béy tool nekk di napp yor sa suuf dem ba ay 60 ans dem ba ay retraite nekk sa suuf boobu ñu ñëw jël ko ne ko ci tungaan ci yow ne ab décret moo ñëw amoo ci pexe amoo ci dara te mu leer la ne loolu nga yaakaaroon yow loo xam ne valeur ay milliards yi milliards la ñu nar ko xañ ay waa Guéréo ay doomu Sindia ay waa Sindia amul kenn ku leen mën a taxaw te ñun dossier boobu on suit de près Mamadou Faye directeur Petrosen yow doomu Guéréo nga mun naa la wax gars yi bi ñu demee ba date bi ñu dem sa bureau ak li ñu waxtaan ak yow ci problème mu 52 hectares yooyu décret bi Macky Sall signé li nga njëkk a wax mooy que ni Macky Sall signé wul décret bi Mamadou Faye yow wax naa ko waxaat ko je serai obligé peut-être d'aller plus loin dans mes explications parce que pour man yow kese Sindia soxla na la sa xam-xam mais jël la ak li ngeen di véhiculer danger la pour Sindia parce que yow ñu ne xaritu Macky Sall nga say politique da nga ne buñ la falee maanaam Sindia day naat ndax yow xaritu Macky Sall nga APR nga bokk directeur Petrosen nga loolu lan nga ci def xaritu Macky Sall bés bu yàlla sàkk yow boo duggee Guéréo nga génn ay mag mu leer la ne nii seen xol neexul ñi seen rongoñ a ngi tuuru ñii lépp ñu ne kii jël seen suuf signé décret bi ñu ne kooku yow sa xarit la te sa président de la république la 52 hectares mënuloo ci dara depuis 4 ans ñu ngi la koy wax bi ñu la ko waxee da nga njëkk weddi defuloo ci dara moo tax su ma gisee Diome Faye muy défendre ce projet man Diome Faye je le respectais mais moom il faut que mu xam ne il n'est pas à l'abri parce que képp ku ñu mos a fal Sindia nga nekk élu conseil ñun dinañ dal sa kaw wax say responsabilité ñiñ ci épargné mooy ku mosul am ndombal tànk Sindia mais ñu fal la nga nekk Sindia def say bagage ne duñ ci wax non dañuy wax ci yow Diome Faye yow yaa ngi Petrosen jege Mamadou Faye lool waroon nga fàttaliku li tax ñu fal la Petrosen waroon nga fàttaliku ña nga àndal dem ba ñu insister pour ñu fal la te mu leer la ne loolu du Mamadou Faye moo tax ñu fal la parce que bu yemoon ci moom benn picc duñ ko fal biir commune Guéréo pourtant Petrosen plus de 400 métiers mi ngi foofu moo tax souvent soo leen di wax ak askan bi da ngeen war a xam ne ñii ay xalaatkat ñoo fi nekk ngeen bañ a ridiculiser seen bopp 400 métiers mi ngi biir Petrosen ngeen ne mënu leen jël ci loolu ay xale wala depuis des années et des années mënu leen fayal nit mu jàng pour ngeen jël ko Petrosen yow il a fallu que des interventions ba ci Omar Youm des interventions ci politique lañ la nommé biir Petrosen tey ngay taxaw di revendiquer ne Mamadou Faye moo la jël Petrosen parce que yow je ne sais pas quel métier tu as fait pour exercer pour qui frère tu n'es pas comme les autres tu as un métier tu es assuré à vie continuel ci wax sa dëgg voilà d'ailleurs maa ngi leen di invité ngeen déglu extrait Diome Faye bii déglu leen ko bu baax. Mais Thierno Diagne aujourd'hui il est en train de travailler tout seul et son travail est axé sur le foncier. yow dans notre localité y a que le foncier on te parle que de foncier mais fii li fi nekk ci scandale kenn mënu ko wax man je suis pas là pour dénoncer mais man chaque fois dama koy interpeller
parce que dans notre localité boo commencé di wax ñu ne wéy dañ ko joxul moo tax muy kaas wala ñu ne wéy dafa kiiwul moo tax muy kaas gis mais xam nga commune de Sindia man boo xoolee tey au niveau de Guéréo parce que Guéréo laa gën a maîtriser on nous parlait de projet de Ndomba xaw ma si t'as entendu parler de ça ou pas Sonatel coopérative Sonatel ñoom ñoo bëggoon foofu tey des logements pour le personnel tu vois donc bi ñu ñëwee ils ont négocié avec la mairie et un promoteur boo xamante ni c'est un gars de Thierno Diagne tu comprends ce que je sais pas jarul may wax tur c'est un gars de Thierno Diagne ñoom ñoo dem ñu négocier ak Sonatel ñu délibéré benn 150 hectares parce que Sonatel bi muy négocier dafa négocier en termes de parcelles ñoom waroon nañu am 2700 parcelles de Sonatel tu vois mais aujourd'hui 2700 parcelles yooyu Sonatel jël nañu ko mais il restait 576 parcelles yoo xamante ni dañoon commune bi moo ko moom ak Guéréo mais 576 parcelles yooyu quoi dernière information yi ñu am sax quoi dañu ne foofu sax 576 parcelles d'atout fois 76 parcelles ñoo fa des et le pire c'est que ñun Thierno Diagne nous a convoqué ñun les conseillers de Guéréo bi mu ñu convoqué c'était pour nous dire que Sonatel dafa changer la donne dafa changer paramètres yi parce que Sonatel dañu ñëw léegi ak beneen plan parce que plan bi ñu leen jëkkoon defaral respecté wul les normes de l'urbanisme léegi Sonatel plan bi mu leen mujjee andil dañ ci yokkaat yeneen 40 hectares c'est-à-dire 150 hectares yi ñu jotoon délibéré dañ ci yokkaat yeneen 40 hectares léegi mu nekk 190 hectares donc Sonatel jël na 40 hectares yooyu ba pare mais maintenant on nous fait croire que ne ces 40 hectares là ah ay borom tool ñoo ko moom te dañ ko war a jaay mais léegi jubóowuñu ak borom tool yi est-ce que tu vois un tout petit peu ce que je veux dire ce qui veut dire que donc y a anguille sous roche am na fu mu touché quoi man dama bëgg tout simplement lépp loo xamante ni dañ koy def na leer ci bëtu askan bi. yow wax nga li dinaa revenir ci affaire u 52 hectares yooyu parce que il faut que ay manifestation mais damay situer seen responsabilité ba pare Diome Faye yow def nga benn lotissement duma dugg ci turam parce que bugguma aussi samay live di créer problème quota bi mairie moomoon foofu fan la dugg su ma ne mairie quota c'est-à-dire askan bee ko moom ban doomu Guéréo nga yëkkati parcelle jox ko nga ne ko lotissement bii ma def nii lii mu waroon jëm ci mairie bi te lépp lu jëm ci mairie bi askan bee ko moom kon doomu Guéréo yi jël leen lii ak lii ak man damay bëgg ngeen sincère sama gars yi parce que politique bii ku am métier képp ku am métier gore di dëgg mooy tax nga utiliser ko di utiliser say frère say kii pour que vraiment lu la arranger ñëpp seen responsabilité dina génn parce que dootuñu nangu si ñafal koo xam ne tu es faux mënul ne parce que yow 52 hectares yooyu décret bi sa patron bi mu waxee ne Macky Sall si ñëw waa Guéréo am na ñu doon jooy am na ña nga daan àndal ñu nekk ci ay feebar ay tolof te yaakaar loolu mais bi ñu waxee ne dañ ciy génne loxo mairie Omar Diagne mi nga àndal tey di campagne moom moo fa insisté woon te mettre 25 000 francs mètre carré loolu la waxoon jéema au lieu ngeen lijjanti problème mu nit ñi nga xam ne amuñu espoir amuñu yaakaar yéen lañu fal pour Guéréo ngeen kii leen mais yéen a ngi ut loo leen ciy am seen maire nee na amulu ko intérêt parce que dërëm du ci dugg ci poosam ndax waa Guéréo nee nañu wóoluwuñu courtier yi nekk mairie ne ay conseillers lañu dañu bëgg a régler seen problème mais yéen ay élu ngeen waa Guéréo ñoo leen fal delloo leen dëkk bi njukkeel parce que bu doon yéen ak yéen la kenn du leen fal da ngeen utiliser nit ñi guddi ak bëccëg di dugg ci kër yi di waxtaan ak ñoom di leen nax am na ci ñoo xam ne votel nañ leen sax parce que vraiment dañ leen xam ngeen xam leen mais wóoluwuñ leen woon ba donc amoon ngeen jotu woon leen ne ñun bëgg nañ dëkk bi mais tey yéen seen bilan mooy que ni yéen ak Mamadou Faye mënu leen wax dara man de su ma doon waa Guéréo yéen doo leen ma wax lu may gëm parce que tey jii ku mën a woo Macky Sall mu toog nga toog benn dossier 52 hectares depuis 4 ans mënuloo ci dara mënuloo woo Macky Sall ne ko dossier bi mu nga bloqué cadastre Mbour ñoo ko bloqué dossier bi fii la toll lii ak lii lañ ci def dossier bi mënul dem tagatémbe demul dikkul te ay waa Guéréo ñoo fi nekk yow loolu rek waroon nga rus su fekkee lijjanti woo ko nga taxaw Guéréo naan yaa ngi voté ba pare nag jël ay kayma kese ñu wër la dinañ leen may droit de réponse ñun dinañ leen may sens ñu wax ak askan bi parce que tamit mënuñu def live di wax ba pare ñoom duñ leen may possibilité ñu ñëw ci live bi ñu wax voilà
loolu mënul ne. Donc je tenais juste à dire aux gens que ni ñun duñu tëb ñu wax ci candidat su fekkee jàppuñu ne candidat boobu danger la pour freiner ñun suñu processus d'avancement, parce que ñun boo gisee ñuy tànn ku mel ni docteur Moussa Thior, parce que on sait que ni moom ñeme na dee, ñeme na taxaw devant Macky Sall kaas bu Macky Sall nanguwul loxoom gudd na te bu ñu ànd ak moom dem ci instances internationaux yi pour xeex ak nguur gi dina mën a taxaw pour xeex Sindia, pour xeexal Sindia. Parce que yéen ñii sëgam 52 hectares yii munu leen ko lijjanti, yéen defe naa ne doo leen attaqué Dangote ci des centaines d'hectares. Numéro 2 en Afrique, multimilliardaire ñoo noot askanu Sindia toog te moom benn mètre carré bu ne bu ci naroon fay impôt Sindia xar-xaru kanamam mën na changer. Layus récemment 136 hectares Layus amul fenn fu mu feeñee Sindia, du école du sax benn projet pour jigéen ñi, du dara. boo demee ci en profondeur à Sindia nit ñaa ngi rootee buum di jukki teen di yenu. Nous avons besoin de quelqu'un koo xamante ni dina dépasser au-delà des litiges fonciers yi seen gars yi def, mais mu mun a taxaw kaasal Sindia tey dem na réserve de Bandia par force lii lay am ci action lii ngay génnee pour askanu Sindia, parce que fii nga nekk yaa ngi dugal ay milliards dem ci usine Twyford bépp usine bu fa nekk. Nous avons besoin d'un maire qui réfléchit, koo xamante ne il est capable de faire venir des investisseurs ak ay projets yu équitables, nous faire des hôtels, des banques, des infrastructures dignes de Sindia, une mairie bu amal boppam ay patrimoine am di créer emploi. ñun foofu lañ toll. C'est pour ça que notre choix sur le docteur Moussa Thior a été très bien réfléchi. Nous savons que ni candidat bu fa nekk bëgg nga si, parce que kenn du jóg ne dama contre Sindia, ne damay falu Sindia dama ko contre, mais fi mu nekk nii aduna bi moo toll ci concurrence ou compétence, c'est-à-dire tànn ki la mën a yóbbu ci kanam. ku takkul dara, ku jàng, ku am fit, parce que tey jii bu ñu xoolee Sindia ne tey ab màgget ab jigéen màgget feebar moom mooy taxaw di jooy ne nangu nañ ko juróomi terrain am, ay rongoñam di wax seen yaram dawul bi ñu waxee affaire bi, parce que ñun dañuy def doxantu citoyen suñuy campagne, ay doxantu citoyen la ñuy def ay 1000 pas di dugg ci askan bi di xam seeni problème di waxtaan ak yéen di sàmm li ñuy gis. yàlla xam na ne bés bu yàlla sàkk ñu gis loo xamante ni sa xol dafay jeex nga ne lii amul Sindia, ngeen toog déglu leen maire bi, nañ déglu ndaw si. dem naa ba am sama juróomi parcelle ca fale Sindia nangu nañ ko, awma ci benn pexe mënumaa dem ba nii danga ci noonu nga si toll. noonu laa ci léegi mënumaa dem mënuma koo lijjante naka laa koy lijjante awma ku ma koy lijjantel xanaa jàpp ci sama rongo yi di jooy. juróomi parcelle ba ma koy jënd dama ko jëndoon pour su ma ñëwee ba noo néew doole comme nii ma di ko dimbali ko, waaye nag nii na. kii ku mu doonoon sa yaay wala li ngeen di wax ne baax ngeen social ngeen, doo ko seetal. lii daw na yaram. ñaata ñu mel nii ñoo am Sindia. barki Dembo Njaay tàngis gii xale bu ndaw loxoom di metti ba loxo bi dagg, bu yee continué woon dañ koy dagg, ñu ne case de santé bi amul équipement, case bi fajukaay bi dañ ko tëj, foog mu dawal dem ci beneen commune bu tudd campement Ngeko koo xam ne maire baa ngi liggéey pour faju foofu. ñaata ñu mel noonu ñoo nekk biir Sindia di souffrir, mënuñu wax, kenn déggu leen, amul kenn ku leen représenté, moo tax yow su ma gisee Thierno Diagne Babacar Ngom taxaw nga naan may na ay classe en 2021 plus de 10 ans Babacar Ngom am lu ëpp
300 hectares biir Sindia nekk milliardaire Babacar Ngom taxaw ne dalay fàtte parce que kenn du la woo ba jot la ay milliardaire bu ñëw di investir sa dëkk mënu laa woo ba jot la nga ne kooku yow askan boobu amal nga ko njëriñ parce que Babacar Ngom bi mu leen joxee ngeen def seen poste ba pare ngeen ci li muy indi pour askan bi la donc loolu amalu la importance comme li nga wax ci géeréw amalu la importance déglu leen Babacar Ngom déglu leen ko moo ko wax. kii nekk tey maire Sindia ñu koy wax nu mu tuddati Thierno Diagne dama koy fàtte parce que kenn mënu ko jot téléphone. Thierno Diagne boobu temps moo nekkoon premier adjoint au maire ñun ñoo am. pourtant lii dafa leer ndax yow lii nga wax lii déglu leen Thierno Diagne. def li mu war a def mooy fay les frais de bornage avec le conseil rural à hauteur de 30 millions c'est lañ ko délibéré on l'a donné un acte. voilà pare na fay na 30 millions bi depuis jamonoy Ousmane Lo pourtant dafa cité sa tour ci conférence de presse mu ne yow bi muy jënd foofu boobu yow yaa doon premier adjoint au maire kon foofu bu amee litige yow litige boobu nga taloon pour défendre ko moo tax nga def déclaration mais Babacar Ngom ci boppam soxla woo ko 7 ans après ba nga commencé bëgg campagne mu ne day jënd ay école table banc la xaw ma lan pour école nga ñoo taxaw feeñeek moom télé moo tax ma ne sa gars yi bu ñu mënoon communication duñ la bàyyi nga def loolu. gars yi dama leen di jox rendez-vous ci beneen live parce que temps yi fête bi ak yooyu taluma woon lu bari mais dinaa leen jox rendez-vous parce que Amandaw Sène dafa am benn lotissement boo xam ne def na ko géeréw am na live bu ñu defoon di ko ci interpeller ne na leeral loolu askan bi moom na ko leeral parce que conseiller la géeréw nekk chef de quartier moom nag suñu prochain live dinañ ko woo téléphone mu wax ak askan bi ñi ci des aussi dinañ leen woo ñoom ñëpp ku ci nekk nga ñëw nga leeralal askan bi te boo ñëwee dinañ la bàyyi nga wax ba doyal askan bi nag mooy àtte ñun li ñu am parce que du ñu invité kenn muy ñëw ñuy poser kenn question à ta place képp ku ñu invité pour nga ñëw ñu ànd ak yow ñu ñàkk ànd ak yow dañ lay bàyyi nga wax ba doyal après nga dem askan bi juger mais du ñun ñooy nekk fii di la contradire wala di la poser question d'ailleurs sax suñu invité nga kon duñ la woo ba pare di am lenn lu ñuy wax képp ku bëgg nag weddi ab invité bu ñëw fii wax ci suñu live ñun nag ñu laaj boo jaree invité ñu invité la nga ñëw prévenir nit ñi nag ne fii du teesantekaay du weerkaayu nit askan bi lañu soxla wax lu koy jëriñ ak lu koy soxlawuñu personnalité kenn vie privée nit soxlawuñu ko suñuy live te du fi mës a am mais képp ku ñu dénk suñu alalu askan taxawoo nga def bilan nga ñëw bëgg a nax askan bi ne danga leen di fal ñun dinañ bëgg nga wax askan bi déglu loolu mooy suñu démarche campagne yi nag mu ngi waaj a ubbi le 8 dinañ dégg lu ne waaye ñun ñoo ngi fii et que dinañ jàll vitesse supérieure candidat bu nekk même ci opposition bu leen yaakaar ne dañ leen di bàyyi ku nekk di dóor ci kaw Thierno Diagne nangam bu laajee Thierno askan bi sanctionné opposition bi bàyyi Thierno Diagne mu continuer ñun dinañ dox ci loolu parce que duñu fal koo xam ne moo gën a yées Thierno Diagne mu ñëw gën ñu delloo ginnaaw bu fekkente ni dindi fi Thierno teg fi ku ko gën a yées la ñun dinañ taxaw génn xeex ñu bàyyi Thierno Diagne mu continuer parce que Sindia jaral nañu loolu ndax Thierno am na expérience te lu bëri ñu ngi ko koy wax 52 wala 53 conseillers woon ngeen wër leen Thierno ëpp leen doole ëpp leen xam-xam lépp lu Thierno Diagne def askan bi yéen ñi àndoon ak moom yépp à l'unanimité yéen ñëpp yéen a bokk àtte ak Thierno
kon tey jii doo leen dem ci ay parti ay candidat ay nangam daw ku nekk daw làqatu fenn bëgg ñun ñu bàyyi la nga ànd kooku ñëw def lu raw loolu parce que yéen ñii di wax nii di contre Thierno Diagne man ku ma défier nag wala nga weddi dugal ci samay laa woo ma dinaa la invité même su fekkee ci man ngay wax nga ñëw dinaa la invité bàyyi la nga wax boo paree ma indil la ay firnde yu leer ne candidat yu bëri ñu ngi fi Thierno Diagne moo leen tane man j'assume mes propos te maa wax loolu léegi nag ceci dit ñu ngi leen di jox dig daje ba beneen dootul yàgg léegi dinañ génnee vraiment jàngat yi souvent parce que campagne bi commencé na di leen jéggalu nag ndax wax yombul Sindia moo ñu ko jaral Sindia moo ñu ñor suñu waxee loo xamante ne arrangé wul nit nga jéggal ñu parce que vraiment bu ñuy live bëgg nañu kilifa yi di ñu déglu xale yi di ñu déglu jigéen ñi di ñu déglu ku nekk nga sentir ci sa bopp naam sax ñun far nañu fenn am na lu ñu jàpp ne moom la ñu gëm ne buñ ci àndee Sindia dina mën a génn ci guuta gi mu nekk nii wante bu ñuy wax dañuy sóoraale ñëpp waaw comme ça ñu wax ngir yàlla tax d'une manière objective même bu dee askan bi du ñu jël ñu xam ne ñu respecter choix askan bi mais au moins dinañ ne wax nañu ñun li nga xamante ne yëg nañ te kaw te askan bi yëgu ko donte mënuñu wax lépp nag parce que am na loo xam ne booy defar doo ko wax ndax dafay yàq ndax ñun suñu intention du vraiment yëkkati fitna biir Sindia wala xawi sutura nit wala yàqal nit ndax live internet dafa doy waar boo ko jëfandikoo noo xamul rek mën nga yàq loo xam ne ay at te politique day jeex politique day weesu képp ku nekk ci géew politique bu dee am nga métier am nga leneen du la jaral loo xam ne bu weesoo nga def ay dégâts yoo xam ne vraiment da ngay def victime boo xam ne mënuloo ko réparer donc ñun dañuy bàyyi ci loolu xel bu baax a baax askan bi nag moo ñu jaral ñun ñuy génn di wax yenn voilà di génnee di fësal wante nag askan boobu ci ñi nga xamante ne ñoom ñëpp dañu bokk ci biir askan boobu dinañ sàmm de telle sorte que duñ ci gaañ kenn duñ ci gàllankoor kenn incha allah donc di leen jaajëfal di leen jox dig daje ba beneen di jaajëfal ñëpp di wax mention spéciale sama papa Jéeri Sow di ko ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram di ko sant bu baax a baax di ñaanal suñu imam yi di ñaanal suñu chef de village yi di ñaanal vraiment képp kuy autorité foofu di la ñaanal vraiment wér-gu-yaram gudd fan ak vraiment xewal bu bare ñoo leen di jaajëfal di leen jox dig daje wasalaam